Maktoum Prod. bu ko defee yu mel noonu dafa war di xalaat lu nit loolu wàjju wax ci syndrome boobule te keroog boobu yonent biit ak sang bu toll noonu ni mu toll faatu ñu sang ko teg ko booba li xew léegi xewul ñu may mag ñi ñu ñëw kenn ku nekk jullee sa julle ñu pare ñu may ndaw ñi ñoom itam sallu ala al badri afdadan waaw bila umami waaw ku ne ñu may ndaw ñi ñu romb ñu pare ñu may jigéen ñi ñu romb ñu pare ñu may xale yu tuuti yi naan sunu maama tëdd fii waaw ñu pare dem denc ko moom it rek pax dugal ko ci suuf moom yonent bi gis nga leçon boobu bu duggoon la xew Saqiifa du fa xew loolu la yëgoon moo tax mu ne aqbalatil fitan ndax li mu leen jàngal ba mu fa nekkee bu duggoon la xew Saqiifa du fa xew waaye ba tey it yàllay jàngale ñi jóge woon Màkka ànd ak yonent bi ñëw ni kenn du toog ci place yonent bi ku dul ñoom ndax ñoo sonno ànd ak moom boo jógee Màkka ñi ñu fekk si ci waa Madina ñoom itam ñi ni kenn du toog ci place yonent bi bàyyi leen parce que bañ leen dàqee Màkka ñoom ñoo leen fat waa kër Banu Hashim ni negam ña ca wala ndoowaa daanu ca teen ba parce que ñi ca pind ba ñoo bokk ak moom ci deret ànd ak moom ci lépp kon bu dee am na ku ci yey ñun la gis nga keroog li xew dafa fekk crise d'interprétation moo am lu mat a bàyyi xel la crise d'interprétation ak conflit d'interprétation bokkul parce que crise d'interprétation bu xëccoo amee it bu dëgg di feeñ rek ñëpp di rallié wu parce que waa muhajirina yi génne nañ xadis bu leen yonent bi waxal pour wane ni ñoo gën a yey ñëpp waaye waa Madina it al ansar ñëw it génne nañu xadis buy wane ni yonent bi jox na leen seen cër waa banu hashim it man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu keroog la ñu jël phrase boobu yëkkati ko ca kaw waaw fekk crise d'interprétation moo tax crise d'interprétation bu amee kenn du interpréter ci pour trouver solution il faut prendre une décision loolu la Seydina Omar def parce que ku ne indi na xadisam bu valable ni yonent bee ko wax ci moom mais naka ngay interpréter pour mu rek lew Seydina Omar ñëw bàyyi xadis yépp fële jël position parce que xam nañu dëggoom xam nañ ni du jaxaankat il fallait prendre une décision mu ni Seydina Aboubacar tàllalal ma jaayanteeg yow tegu ko ci parce que moo fa mag déedéet tegu ko foofu tegu ko ci parce que la mu sonn ci yonent bi nangam tegu ko foofu mais fi mu ko teg mooy situation yi doy waar yëpp ci biir dundu yonent bi bu ci jot te yonent bi mënul taxaw mu ni wax leen Aboubacrin mu taxaw daan na def nangam tey mënu ko mu ne ko Aboubacrin def Omar ni leen junj la kon affaire âge amatu fi affaire ancienneté amatu fi bu waxul ci gémmiñam it junju na ba ñëpp xam nañu kon nag Aboubacrin tàllal la comme xam nañ ni du jaaxaankat majorité bi yëpp daal di dem jaayanteeg Aboubacar parce que foofu crise d'interprétation moo am mais malheureusement li dox diggante Seydina Ali ak Muawiya du crise d'interprétation conflit d'interprétation la moo tax taxkiim ba mënul woon am parce que taxkiim bu nga xam ni téere bi ñu war a attee nit ñi ay xeej lañ ko yanoo xaw ma naa dégg ngeen li ma wax wala dégg ku bëgg ne na la alquran atte te bi ngay yëkkati alquran bi xeej nga ko yëkkati am na leneen loo nar moo tax ba baatu taqsim ba jógee la ne lii moo taxoon xamoon naa ni du sotti taxkim bi du sotti parce que ñi ma ko séqal gëmuñu ko Maktoum Prod. looluy tax nag conflit d'interprétation décision rek moo mën a régler situation bi mooy façon bi yonent bi def bi ñuy reconstruire la Kaaba te ñu koy reconstruire ba ñëw ci alxajar al aswad mooy la pierre noire maa ngi koy wax ci Afrique du Sud fekk may wax ni ñun bu ñu dee askane la naan nit ñu ñuul ñi mu di ñu metti te yàlla yi mu baax la yépp dafa ñuul
yàlla yi mu baax li ci kaw suuf yëpp li ci ëpp dafa ñuul asamaan si sax bu guddee nga ne asamaan si ñuul kukk waaw bu demee ca Kaaba ga fekk ñu solal ko mbubb mu ñuul kukk nga dem ci la pierre noire alxajar al aswad fekk mu ñuul kukk waaw nga ne la Omar ibn al-Khattab defoon waaw fekk alxajar al aswad nit ñi di ko fóon mu ni moom du ko fóon waaw duma la fóon waaye xeer rekk nga duma la fóon Ali ibn Abi Talib ni ko da nga juum kii du xeer rekk mu ne ko lu mu doon mu ni ko ca aadama ba léegi ba ilaa yawmi nafxi fi suur ku fi war a dugg aljanna rek sa tudda nga ci xeer bi keroog Omar dafa jaaxle mu di ko wax mais nu mu fi mën a nekke lu tax kenn du ko gis parce que kenn taalu ko ku yore ordinateur te taaluñu ko boo ñëwee écran bi dafay ñuul waaye boo taalee ordinateur bi jox ko code d'entrée bi mu commencé la jox données yi nga jël flèche bi jël sa souris commencé laaj ko lii laaj ko laa lu ci ne mu jox la données yi mais alxajar al aswad am nañu yore données bi am nañu code d'accès bi moo tax bu ñu ñëwee foofa rek xajar bi yëg ko waaw boo ko la ñii di làmbaayu rek ñëw naan di buuxante déedéet am na ñoo xam ne fa ñu taxaw sax xajar ba dina leen fa fekk waaw parce que bu ñu mënul yegg si yor télécommande bi avec infrarouge nuurun ala nuur ba tax na kon ci biir interprétation boobu xam nga yi yàlla tëral yépp ci wàllu alquran yonent bi wax ko dafay am lu ñoo tuddee dimension verbale am itam lu ñoo tuddee dimension agissante te nit ñi duñ ko xam bu fekkee ni dimension verbale la sens rek lay soxla sens bi mën na nekk sax sens bu unique wala ñu singulariser ko sens bi parce que dimension verbale la mais bu fekkee ne dafa nekk dimension bu agissante dootul nekk sens signification lay doon te la signification est toujours plurielle parce que contexte yi muy jaar mooy tax looloy tax li ma leen firil sànq ci li tax Seydina Ali biñ ne taxkiim mu lànk parce que kaamil bu ñuy yenu ak xeej borom naratu la jëfandikoo xelam moo tax foofu doo wax ak moom wax dootul régler affaire bi foog nga jël une position loolooy tax foofu dootul nekk dimension verbale mais dimension agissante lay doon parce que dootul sens signification et la signification est plurielle waaw contexte bu ne ak stratégie ak attitude bi ngay appliquer waaw looloo tax dina ñëw ba ci politique yi ñaar ñi taxaw constitution dox seen diggante sur le plan politique ñu saagante booba constitution nekkatu fa ministre ak ministre député ak député administrateur ak administrateur yàlla constitution sénégalaise ñoom ñaar ñu séqante xoolante saagante boobu constitution nekkatu fa moo tax foofu crise d'interprétation du fa am parce que conflit d'interprétation moo am il faut appliquer une décision. Maktoum Prod. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tuddee al ixtilaafu rahma ni wuute yërmande la mais pour kan wuute yërmande la mais pour kan ki ñu yar ba mu équilibré modéré kooku wuuteem yërmande la waaye ki yarawul nekkul ko modéré équilibré wu lu dul dafa radical kooku ixtilaafam maanaam kenn du ko àttee ci cadre divergence parce que nekkatul ci cadre divergence ci cadre confusion la nekk moo tax li ma waxoon ci appliquer une décision moo dal Seydina Abou Bakr ndax bi fi yonent bi jógee am ñu jékki-jékki rek ya comme yonent bi jóge na fi affaire yi jeex na am ñu commencé rendre seen démission mais démission ci cadre diine nag bokkul ak démission sur le plan administratif bokkul parce que bii c'est démocratique c'est libéral bële c'est pénal parce que ar ridda la ki murtad ni bokkatuma am na lu ci diine wax en plus forte raison nag bu nee bokkatul ba noppi te bëgg a empêcher ñi bokk
te mooy ñi génn ba noppi nag ni sax li l'islam tëral yëpp dañuy wax nit ñi ñu lànk ko te mooy azaka yeeg yëpp dañu naan nit ñi buñ ko joxeeti mais ko foofu Seydina Aboubacar jëlul téere armée la jël mooy xurubu ridda yi ngeen dégg ak xurubu mani azaka fitna la mais il le fallait parce que du fitna bu jógee ci yàlla fitna bu jógee ci jaam yi la parce que yonent bi ixtilaaf bi mu tudd xam nga dafa am lu ñoo wax ci tubaab généralité sympathie loo tax ñu wax leen toujours ni leen signification toujours dafay pluriel parce que généralité sympathique mën nga ko dégg rek ci benn affaire bu simple yaakaar naa fii ci Mbàkke am na dispensaire wala am na hôpital ba keroog ngay dem ca Njaareem am na hôpital mën naa am sax am na ay clinique mais docteur yi fi ne patient yi ñuy recevoir ñi ci amee bopp yu metti bare nañu mais est-ce que ñoom ñëpp même ordonnance lañ leen bindal kii day bind aspirine fii kii bind leneen fële kii bind leneen fële kii bind leneen fële et pourtant ñoom ñëpp bopp buy metti la ñu tudd ixtilaaf boobu l'essentiel mooy kenn ku ne bu jëlee bosam rek bu mu am allergie kooku nag docteur bi moo ko war a seet bu ko seetee ba xam ni du am allergie mu jox ko garab ba bu tesee keneen mun ko man di sama bopp da doon metti mais ordonnance bii lañ ma bindal bu ko liiree bokkul ak bosam bu mu tax mu ni bii baaxul. Maktoum Prod. moom na jël bosam rek bu see yenee yëgee tan fa xayrul na bàyyi keneen moom it jël bosam ba ko docteur am bindal bu ca yëgee tan fa xayrul looluy ixtilaaf bi mais bi bon et c'est beaucoup plus grave moo di al arwaaxu junudun mujannada fa ma taarafa minha italaf wa ma tanakara minha ixtalaf yonent bi wax ci xadis bi ni arwaax yi ay régiment lañu yoo xam ni ña bokkoon caserne démb bu ñu gisee tey am na lu kenn ku ne lu lay attiré ci sa morom fa ma taarafa minha italaf waaye boo gisee nit mu mel ni dafa am lu ko lànk ci yow mu jéem la jéem jege mënulaa jege xamal ni seen ruux am na lu ko séparé woon démb kooku yonent bi moo ko wax mu nekk xikma nabawiya looloo tax tubaab yi di wax naan les âmes honnêtes ne se cherchent pas, mais elles se retrouvent. Les âmes honnêtes ne se cherchent pas, mais elles se retrouvent. Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ñaanal leen jàmm salaam sotaaki tawfiq mbokk yi tey moo nekkoon sunu 4e partie ci waxtaan bi ñuy teewlu di sunu réécoute bi ñuy amal altine ak aljuma ci conférence bu am solo bi sang bi Cheikh Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy Al Maktoum doon amalee ca Mbàkke le 6 août 2005 waaw incha allahu taala ñu di leen dig daje ci 5e partie bi incha allahu taala ki leen doon présenter réécoute bi di seen mbokk maam Cheikh Ahmed Tijani Diop fii ci studio bu Maktoum Prod ñu ànd ko ak groupe WhatsApp bu Maktoum Prod téléphone 77 417 70 78 mbokk yi ci fàttali numéro téléphone yi li tax ñu di ko joxe mooy ñi am yéene di bokk ci groupe bi mën a am yoon bu ñuy jaar ba yegsi ci groupe bi incha allahu taala ñu di leen dig daje ci 5e partie bi incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa mbaa xam ngeen di jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi nekk biir réew wala nga nekk biti réew da nga amee ndoxu siti bul jaaxle ci sa bopp gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum sa yaram dafay tàng say tànk di xar sa yaram di xasan sa kawar di ruus da nga amee hémorroïde rhumatisme wala infection ballonnement nga amee sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw da nga bëgg say bët leer jabet nga amee
bu la sonal lool bul jaaxle jugal gaaw jokkoo ak pharmacie Al Maktoum. ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bul jaaxle ci sa bopp lu leer laa la wax gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum. adresse ba di Grand Yoff villa numéro 235 wala ñu gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi ku jàngoro am wàll ci yow la neex pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur.